mbokki auditeur u Sud FM seen rajo ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm rafetlu bu baax a baax seen ànd ak programme 102.2 seen émission Place de France spéciale tey jii di benn série boo xam ne de 2 émissions la ñu seq ka ak suñu mag Mbaye Samb bu yor Thiès 24 ak L'As fii si Thiès Babacar Ndaw si kaddu gi ñuy jaajëfal Pape Gueye si xarala gi ak toute l'équipe de l'ISEP notamment ses stagiaires Khar Ndiaye Rokhaya Traoré ak Ibrahima Thiamat bu ko jàppale si liggéey bi ñu am mbégte di dalal monsieur le président Thierno Alassane Sall ancien ministre de la République bokkoon fii si parti bi di APR mais également ingénieur en télécommunication et en aviation civile dinañ si ñëw si présentation bi ñu koy dalal du gulet muy ñëw fii si Sud FM mais honneur la également pour ñun ñu dalal ko mais surtout bokk ak liggéey bi ki nga xam ne moom mooy suñu mag Mbaye Samb si métier bi monsieur le président ou monsieur l'ancien ministre Thierno Alassane Sall ñu ngi lay dalal fii si Sud FM en accord avec Thiès 24 si émission spéciale boo nga xam ne ñaari émission la ñu fas yéene seq ak auditeurs ak nos amis internautes yi nga xam ne ñoo ñuy suivre fii si Thiès et à travers le monde ñu bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum Babacar salaamaaleykum Mbaye maa ngi leen di nuyu mboolem auditeur Sud FM ak consultant wu site Thiès noonu la ñuy wax. Thiès 24 Thiès24.com di nuyuwaale waa Thiès ak waa Sénégal bala ñuy xuus nag ci waxtaan bi ngeen may ma jaale suñu xarit di Ousmane Diouf mi nga xam ne moo doon directeur u Pest FM di doon ku am pas-pas taxaw ci liggéey di jaale aussi soxnaam Maam Sène mi nga xam ne ñoom ñoo seqoon di def liggéey bu am solo di jaale mboolem presse thiessoise ak presse sénégalaise bi de manière générale. voilà allahuma amin ñu koy jaale également ñëpp ci nga xam ne ñoo ñu suivre actuellement Ousmane Diouf jàng nañ lu bare si moom mu doonoon nit ku baax ça veut tout dire ñu ngi ñaan yàlla xare ko aljana Mbaye Samb ñu am mbégte également bokk ak yow plateau bi ñu bàyyi la nga nuyoo mais surtout première question bi yow la ñu bàyyi nga jagleel ko je sais pas monsieur l'ancien ministre laay wax wala monsieur le président de la République des valeurs. Mbaye Samb Babacar ma di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu aussi auditeurs Sud FM ak ñiy seetaan ci Thiès24.com di dalal aussi suñu gan gi Thierno Alassane monsieur le ministre laaj bu njëkk bi ma lay laaj dama bëggoon nga dellu seeg ñun tuuti ci sa jaar ci waarum njàng maanaam bi nga nekkee tout tànk d'abord bi ñuy wax école élémentaire. lan mooy say jaar foofu. waaw man loolu dina bëgg ci tontu ci parce que maa ngi jànge fii ci Thiès. juddoo Thiès màggee Thiès jàngee dalee école HLM plutôt école Randoulène Sud ku naan Soukey Samb madame Samb dalaloon ma fa doon jigéen bu am pas-pas am yërmande ci xale yu mu yoroon après def benn année à Saint-Louis école bu ñuy wax Xayar Mbeng avenue de Gaulle dellu si fii nekk école HLM route de Dakar bi nga xam ne directeur bi nekkoon Demba Sall ci jamono yooyu amoon ay jàngalekat yu am compétence te gëmoon lu ñuy def am ci yéene ba mu mot sëkk ma ci ràññee ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo mujj yor foofu muy monsieur Kane mi nga xam ne moo ñu yoroon CM1 ak monsieur Niang bi ñu yoroon CM2 ñoom ñaar ñëpp dellu nañu wuy ji seen borom waaye defoon ci ñun liggéey bu am solo ba nga xam ne ba ñuy tollu CM1 déjà dañu dem directeur bi comme moom it dafa amoon pas-pas dafa waxoon ñu bëri nañu présenté candidature Libris CEP te mu am ci ñaar ba ñett doo man mii ñu amoon candidature libre bi bëggoon na sax ñu def candidature libre entrée en sixième waaye suñu waajur yi ñoo ne woon nañu bàyyi rek ba mu gën a kii ba ñuy def Prytanée CM2 ñu bëri jàll ci Prytanée militaire mu wane rek ni que jàngale bi école HLM de Dakar te tey ñu mu tudd école Amadou Mahtar Thiam nekkoon na école bu baax mais aussi enseignant yu dogu dem lycée Malick Sy. mais foofu bu ñu yem ci primaire bi tuuti est-ce que foofu da nga ko boole woon nag njàngum diine mi. maanaam njàngum école élémentaire bi. muy fii ci Thiès muy Ndar da ngay dem école wàcc midi jàng ko alxuraan dem ci daara jàng alxuraan dellu wàcc ngoon aussi dellu jàng alxuraan noonu laa ko jàppee ba lycée ba vraiment téere yi ma waroon jàng ay Laxdari ay Risaale yëpp jaar nañ ci jàng ko. parce que boobu kenn xalaatul woon jàng école bu fekkee ne en tout cas jullit nga te boole woo ci alxuraan dañ jàpp ni sax moom moo waroon jiitu par parenthèse d'ailleurs sama dalu école man ak sama grand frère mun nañ ne hasard la ndax suñu maam bi nga xam ne moom lañ ma duppee dafa bañoon ne duma dugg école góor gi dafa maslaa am fu mu jaar ba nga xam ne
ñu dal école jour ba sama grand frère bi moom mu njëkk a dal ba muy dal école moom xuloo bu metti amoon na ci kër gi. donc pour wax ni damay wax souvent ñun ay maanaam am na nu mu doon demee tey daara la ñuy yor di ko jiite te am na ci kër gi ñu féete woo wàllu woowu ba tax na nasaraan gi ñu jàng nii ak lépp lu ñu ci mën a am du ñu fàttali nii d'abord dafa am fu ñu bàyyee ko fu ñu bokk ensuite et surtout dafa am ay valeur ak ay gëm-gëm yoo xam ne dañu ko mooñaale ñu fekk ko aussi école française bi am ay jàngalekat comme ni ma ko waxee léegi ci lycée primaire bi te aussi ci lycée bi ñu nga xam ne dañu dogu woon am pas-pas jàpp ni ku nekk ci ñoom dafa jàppoon ni doomam la yor waaye en même temps ëllëgu réew mi la ñuy liggéey ba nga xam ne engagement bu ñu ci amoon ak dogu bu ñu ci amoon damay jox exemple souvent rek ku mel ni proviseur Souleymane Diop mi nga xam ne moom moo doon suñu proviseur jamono yooyu ñu daan ko duppee ab tur boo xam ne day méngoo ni dafa tax dëgëroon tuuti mais da daan taxaw buntu lycée bi 8h moins 5 bu 8h05 mu tëj lycée moo koy tëjal boppam surveillant général taxaw mu tëj ku retardé mu am nu mu def ak yow dugg ci salle yi di saytu naka la professeurs yi di doxalee bu demee ba école di ubbi mu jël classement wu bac taf ko wane ni lycée Malick Sy daaw jéeg ak at yu weesu fii lañ toll woon fii la ko seen mag ñi indi yéen bu leen fexe ba delloo ko ginnaaw au contraire da ngeen war a yokk te boobu jamono lycée Malick Sy bokkoon na ci meilleur lycée wu Sénégal bu nekkul woon meilleur lycée wu Sénégal loolu dogu la woon maa ngi fàttaliku ba ñu war a def concours général dafa ñu woo des premières woo ñu sélectionné ci ay ñenn jox ñu ay téere jàppale ñu ñaax ñu te leen nit ñi nekk Dakar Saint-Louis feneen gënuñu leen gën mënu ëpp ñu leen jàng bu leen gëm leen seen bopp mun ngeen am concours général loolu mooy engagement bi nga xam ne dañ ko daan def te boole wuñ ci du woon intérêt moo tax du woon ay wut ci alal mais ngir Sénégal ëllëg ñu koy yor ñu nekk yoo xam ne ñu tàggat la waajal leen ba nga xam ne ñu mën a yor réew mi. Thierno Alassane Sall am na chance bokk ci famille diine wax nga ko peut-être hasard la moo tax nga dugg ci école occidentale mais éducation de base boobu mënees na ne moom mooy jiitu bu jiitoo ci xale yi da ngay am dëgër looy bu wóor di nga ci ñëw ndax loolu moo la topp ba léegi beneen bi ci cycle élémentaire juróom-benn at nga def fi Thiès dem Saint-Louis dellu si waat lan moo expliqué woon un peu ce mouvement là. ndax sama waajur dañ ko affecté woon xam nga da daan jàngale aussi lycée arabe. mu affecté woon ko lycée Charles de Gaulle moom xaw na fa def ñetti at mais man benn at laa fa def dellu si fii ci Thiès ci kër famille bi daal di def continuer sama cycle école HLM li may ci ràññee daal mooy ñaar yoo xam ne école francophone bi jox na ma ko mooy goût lire goût lecture ak rigueur scientifique bi nga xam ne lépp looy jàng war nga ko lépp looy def war nga ko ci boole nga xam ne booy analyser bul yam rek ci lu la arrangé wala gis-gis bu xaw a gàtt da ngay sóoraale lu ñëwagul sóoraale sukkandiku ci ay doxalin boo xam ne mooy la ñuy wax démarche scientifique boo xam ne bu wér la ba tax na man ba ma nekkee lycée Malick Sy série scientifique laa defoon série scientifique waaye ci jaar-jaaru gune toujours jàng gi rek du lépp da nga jaar ci yeneen xeetu école mel ni club culturel bu Grand Thiès bi nga xam ne ci jamono yooyu dafa nekkoon benn école bu doy waar nga xam ne dañ fa daan jàngale caada Sénégal di ko théâtre di ci def ay exposé di ci def ay conférence mu nekkoon aussi équipe nawetaan nga xam ne képp ku xamul nawetaan ba di ko saboté dafa fekk dundoo loolu nawetaanu ci Sénégal mooy période boo xam ne xale wu taax yi nga xam ne daawuñu béyatuñu ñu ngi nekk ci seen dëkku taax yi naka la ñuy dundee fexe ba booloo lëkkaloo dafay équipe jigéen ñi góor ñi fa la ñuy tase ci tase boo xam ne du ci gën a bëri lu sell moo koy lal di jongante ndax seen i koñ di jàppalante ndax seen i koñ dañ daan dem ba béy sëg yi béy jumaa yi bale jumaa yi toppatoo école yi di dafay cours de vacances loolu benn pàcc la di lay jàngal engagement ak jëriñ sa askan ci jëriñ boo xam ne da nga koy def rek ngir réew mi avancé foofu ci club culturel bokk na lim ñu ci jàngal lu bëri beneen bi mooy foyer wu lycée yi nga xam ne xale yi dañ fa daan daje di def aussi caada gi culture bi di wax seen taarixu démb di gën a ñaaxante parce que ñun dañu jóge ci colonisation li may wax souvent boo xam ne defuñu suñu saytuwuñu lu ñu dugaloon ci colonisation ak naka la demee amul benn jàngat buñ ci def wala esclavage
mais xale yi ci centre culturel yeeg foyer culturel yooyu lycée yi daan nañ ci def benn genre gëstu ci seen kàttan fu mu yemoon di sukkandiku nag ci liggéey yi nga xam ne ñoom Césaire ñoom Cheikh Anta Diop ñoom Birago Diop ñoom David Diop ñoo ko defoon di ko wasaare. loolu bokk na ci lu ñu jox aussi suñu culture sénégalaise lu ñu gën a gëmloo ni ñun ay sénégalais lañ ci foyer yi dañ la doon defal ay chansons révolutionnaires chansons patriotiques nga gën a gëm ni sa réew nga bokk moo taxoon maa ngi ci doon yëngu bu baax ba nekkoon ci responsable foyer lycée Malick Sy ba am na ay temps bu grève daan am bokkoon naa ci ñi ciy gën a yëngu ñaari façon formation yooyu aussi bien formation scientifique bi ak scolaire bi ngay am ci lycée bi formation religieuse bi ngay am kër gi formation culturelle de manière générale ak bi ngay am ci foyer club culturel yeeg yooyu da lay jox personnalité boo xam ne day gën a mat na daal. mais est-ce que oui Mbaye. ci noonu nga décroché sa baccalauréat au lycée Malick Sy. waaw ba ma décroché baccalauréat au lycée Malick Sy d'ailleurs dama ci remercier vraiment professeurs yi et surtout proviseur Souleymane Diop mi ngay wax parce que liggéeyam neenul woon amoon nañu ay prix concours général yoo xam ne jàpp naa ni ginnaaw yàlla moom bokk na ci lu ñu ñaaxoon ba ñu gëm ko waajal ko nuñ ko war a waajalee am ci ay prix te lycée temps yooyu da daan am ay prix yu bëri. Malick Sy bokkoon nañ ci lycée yu gën a ràññeeku ci Sénégal. dem def d'abord diplôme d'ingénieur en électronique spécialité télécommunication ci SFAX ci Tunisie souvent dañuy wax diplôme en télécommunication en aviation civile waaye ñaari diplôme yu wuute la beneen bi maa ngi ko defee Niger Niamey wu Niger def diplôme de l'aviation ndax dafa amul woon Sénégal wala da nga amoon bourse dem bitim réew. dama am bourse dem bitim réew parce que Sénégal ak Tunisie dañu amoon ay coopération di weccoo ay étudiants luy wàññeeku de plus en plus parce que suñu université bi dem na ba nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy daal di mel ni luy dumóoyu waaye tunisiens yi boo fa demee ku ci gën a bëri ñaari école ba ñett la ñu gënoon kii bëgg a ñëw ci Sénégal te dañ ci sawaroon trop muy faculté de médecine UT ak école polytechnique mu doon ñoo xam ne ñoom xamoon nañu école bi ràññee ko te sawar a ñëw ci ñu nag dañ daan dem foofu def yi ay yeneen cycle comme ay électronique yoo xam ne taxu ko woon kii trop fii ak comptabilité am na ñu ko doon def lu bëri foofu parce que dañu daan permettre ñu def révision comptable assez rapidement ak yeneen xeetu formation comme aviation civile am na ñu bëri ñu nekkoon ASECNA wala armée Borges El Army seen école aviation civile boobu lañ jàngee pilotage ak yu ni mel donc ci anam yooyu la ñu demee defi suñu formation di xam ne donc suñu formation yëpp état wu Sénégal moo ko financé daanaka. ñu daje ci nag ay comme ni may wax ay enseignants yu am solo yoo xam ne duñu tàyyi di leen delloo njukkal. mais justement Thierno Alassane Sall mbokk yi ñu ngi leen di rappeler moom mooy suñu invité si plateau spécial bi Place de France tey ngeen koy suivre sur Sud FM sur la 102.2 mais également sur Thiès 24 ak Mbaye Samb bi nga xam ne mooy l'administrateur wax ko am ngeen chance. am éducation de base si kër gi am également ay jàngalkat yu xarañ for nañ sax ne jamono coopérant yi la parce que ñun ak suñu petite expérience on a eu la chance également dajeeg tubaab yooyu comme ñu ngi wax ne am na ay tubaab yoo xam ne dañ la bàyyi woon xel si sa jaar-jaar au lycée Malick Sy entre parenthèses lycée école élémentaire HLM ba léegi ñu ngi def de bons résultats daaw également am nañu 100% donc pour wane ne école d'application la yéen ñu fa jaaroon ba léegi la ngeen fa bàyyi woon nit ñaa ngi jéem pour maintenir quand même le cap. waaw bon jaar-jaaru lycée moom maa ngi sant yàlla xam nga yàlla bu la dénkee xel ak xiir la ci bëgg jàng loolu du sa ndam bu fekkee ni am nga ay résultats am na ñuy def peut-être effort yu mel ni yi nga defoon yu ko raw te yàlla may leen résultats yooyu waaye daal suñu jaar-jaaru lycée Malick Sy daan nañu grève waaye daan nañu am résultat quand même yu am solo. waaw mais justement gars yi ne na Thierno Alassane Sall ak ñi ma daan àndal ay jànkal la mais grève boobu mos a kii ñoom Thierno si kanam la daan ndax loolu da nga ko daan def à l'insu des parents waajur yi daal ñu ko yëg Thierno bu ñëwee si kër gi nangu na jàng déggal waajur mais bu demee fële di diriger grève. virus boobu fu mu jógee woon. non xam nga nee naa la foyer yi da nga ciy jàng ay affaire révolution gëm sa bopp gëm sa réew. ba tax na doo nangu nooteel facilement bokk na ci ak aussi lu ñu la mooñaalee sa kër ak feneen ba tax na bu xale yi surtout ñu daan jógee xam nga internat dafa amoon ñu supprimer internat ñu dëkkoon ci
jóge woon bu ngeen fàttaliku aussi benn lycée moo amoon région de Thiès. donc waa Mbour waa Tivaouane ak feneen département yooyu yëpp Thiès lañ doon jàngee mu xawoon metti loolu ci ñoom condition d'études yi ak ci biir salle yi tamit xaw a metti moo doon waral léegi grève yi bu bourse yi tardé ak yu demee noonu loolu moom weesuwul ba tey moo taxoon bu ñu taxawee ñoom di joytu seen i wala di ñaxtu seen i problème faw ñu jàpp ci waaye du tee nga boo waree jàng nga jàng am na benn année je me rappelle bien grève bi métti woon na méttiwaay goo xam ne waa administration bi dañu ñu ci sama wéy jur di ñaxtu ndax jàppoon nañu ni que ñu bëri am nañu fu ñu jaar ci ñoom ba ñoom bëgg nañu dellu gannaaw waaye man ma bañ donc buñ am affaire xaalis ak yooyu daal. mais d'habitude doléance ngeen daan faral di ñaxtu Thierno Alassane Sall bi ngeen di nekk au lycée. jàpp naa ni waaw non nañ ko dégg c'est important rek yan daaru doléance ngeen daan faral di am booy tax na. yu tax ba tey xam nga bu ñu fermé internat yi ku jógee ku jógee Mbour wala ku jóge gannaaw Mbour Caajaay ñi jógee ba fa sori ñëw fii di jàng Thiès non seulement amoo bourse amoo foo dëkk ba pare boo ñëwee lycée condition toilette amul dara amul table banc yi ngi serré nit ñi dañuy ci condition yooyu gaaw a mer. amaana sax bu ma ko xoolee rétrospectivement naa ne suñu condition yooyu boo demee léegi ci salle de classe yi da ngay ñun on était dans un luxe relatif maanaam suñu situation dama koy rus a wax ji sax parce que moo tane bu baax. moo gënoon foofu quoi. may sam pour jeexal poñ boobu un peu kon li nga xam am ci wàll xalaatu ci xam-xamu àdduna école sénégalaise moo la ko may ban jàngat nga def ci situation bi école sénégalaise am mel fi mu nekk nii ci régime mu Macky Sall. waaw jàpp naa ni peut-être mun na doon tënkukaayu émission bi jàpp naa ni école dañ ko joxoon gëddam bien que moyens yi bëriwul bu ma seetloo tey jii nii ak ni ma xamee àddina ak expérience suñu enseignant ya woon payoor bi demeewul woon noonu je me rappelle d'ailleurs seen première grève 80 sud-est foofu la ñu njëkk a grévé affaire indemnité de logement seen payoor yi dafa néewoon doole lool payooru docteurs yi kazalik waaye dafa fekk société bi dafa nekkoon solidarité maanaam ñëpp xaw a méngoo dund xaw a méngoo nekkin ak traitement maanaam salaire ba pare état bi tegoon ay programme yoo xam ne ku mel ni yu mel ni SICAP ak yooyu nit ñi pour nga am kër doon lu jafe trop donc pacte républicain bi may wax tout le temps maanaam ñëpp xaw a yem président de la république premier ministre ministre yeeg yooyu seen traitement ak seen i dundin seen façon na ñuy dundee ak soldat si nekk armée le colonel ak yooyu médecin bi yooyu ñëpp ñoo xawoon a bokk même traitement de manière générale donc amul sentiment d'injustice ni am na ñenn ñoo xam ne dañu dañu cëral seen bopp sedd bukki di def lu leen neex jagleel seen bopp ressources yu bëri fàtte ñeneen ñi loolu moo jàpp naa mooy le premier point de crise bu indi rupture maanaam dog ci li ñu d'accordoon ni ñun ñii ñëpp sénégalais nii la ñu war a yoree suñu réew parce que boo jëlee ab ndongo wala ab jàngalekat bu juddoo école bu juddoo HLM fii Thiès wala Grand Thiès nga yóbbu ko fi ñuy wax Marda fële ci Fouta nga xam ne da ngay jéggi ñaari dex ci ay bac amul courant amul ndox maanaam da ngay tànk ndox ci teen bi wala ci dex bi. wala sayaan yi nga ñëw néegu ban ngay dëkk doo am connexion doo seetaan match de football et cetera moroomam yi nekk Dakar am même salaire wala nekk feneen am même salaire di am traitement di am avantage yooyu matériel yooyu wala ku mu bokkal diplôme yam diplôme bokkal formation niveau je veux dire hiérarchique dans la fonction publique ñu mu yamal am 3 fois 4 fois traitement bu mu mun a am ndax simplement ñoom dañ leen jagleel ay avantages yoo xam ne dañu ni ñoom ñoo féete ci jël lii wala liggéey lii xam ngeen fu may wax surtout administration fiscale ak yooyu mais bu boobaa kooku day dootul am engagement ak gëm-gëm ni moom Sénégal gi ñun ñoo ci bokk yam ku nekk dafa am fu mu war a féete pour réew mi avancer que moom fu mu féete gënul nekkul lu yées wala lu ñàkk solo parce que dina gëm ni que moom réew mi lay liggéeyal mais bu fekkente ni moom mooy gën a sonn payoram gën a néew am ñu féete ci kër gi nekk am payor yu gën a ñeent yoon payoram te ñooñu coono gi duñ ko daj
nekk ci climatiseur yi ci fu am lumière bi fu am lépp di bu faju yomb leen dox beeg dikk bi yomb leen ñooñu 80% d'entre eux bu yàggee dañuy nii bopp sa boppam ku nekk na gérer carrière am ak li nar a dugg ci poche am parce que réew mi actuellement da ngay fàttali ko à l'époque bu ñu naan ay yenn médecins yu fi ne woon docteur Nangam docteur Sissoko docteur Bathily wala ñu naan directeur d'école Demba Sall directeur Maguette Diop da ngay def ne ay demi-dieu lañu ndax gëdd bu leen société bi joxoon ak valeur bu leen société bi joxoon donte ni boo demee seen kër da ngay gis ni ñoom ak peut-être cheminot bi seen dund ak seen nekkin wuutewul trop waaye maqaama ak daraja bu leen société bi joxoon ndax rôle bu ñu joxoon jàngalekat dafa amoon solo def naa ne loolu bokk na ci tey problème numéro 1 ci suñu société tey jii nii nekk un conseiller wala un ministre wala un directeur général yor un portefeuille di yore say 4x4 di distribuer xaalis à gauche à droite moom la nit ñi gën a soxal ku nekk da ngay def combat pour yegsi ci position yooyu ndax jàpp nañu loolu mooy position les plus valorisantes alors que ñun fii Thiès pour ñun fa toppatoo wuñu woon lu nekk Dakar yi ñuy toppatoo woon mooy suñu médecins yi fi ne suñu suñu directeurs yi jàppe leen nag société bi yëpp jàppe leen teg leen place boo xam ne place bu leen ñoom mayoon respectabilité may leen ñu gëm ni seen bopp ak gëm ni liggéey bu ñuy def liggéey bu am solo la comme li ma wax ci proviseur bi tout à l'heure boo rombaan sa maître sax da ngay jàpp ni yow malayka nga romb da ngay làqatu ji waaye léegi bon donc société bi ci boppam dafa changé valeur société yi changé référence yi changé donc faw conséquences yi changé bu ñu bëggee loolu régler ko du rek problème mu alal problème mu suñu société yan ni may waxee en français incitation positive ak négative maanaam yan naka lay fexe ba nit ñi gën a gëm servir nation bi gën a gëm ni que nekk infirmier poste chef de poste dans un village isolé di fa faj ay nit di leen muccal ci ay yenn problème yeeg tolof yeeg feebar yi wala nekk médecin Ebola ñu attaqué suñu réew nga fexe ba nga xam ne Ebola du dugg même bu dee yow da nga ci nar a bàyyi sa bakkan wala nga nekk colonel de l'armée comme pilote bi di décédé ñu koy moom it jaale di ko ñaanal yàlla nekk ko ay poste yu am solo la mun na ëpp solo sax nekk directeur général d'une entreprise wala de ministre. mais Thierno Alassane Sall en fait góom bi aussi il faut ñu laal ko. Vous êtes un acteur politique xam naa daan si ñëw am nga un projet politique pour Sénégal mais Sénégal est-ce que moom na boppam parce que en réalité dañuy dicter ay politique yoo xam ne étrangère ne leen def leen lii def leen laa bu ñu toogee ba ay année 95 ñu indil ñu ay aile de dinde ay volontaires nga ñëw ñu lay fay fukki junni former la en 3 mois 4 mois ne dem leen jàngale xale yooyu alors que yéen muy ñun chance bi ñu amoon ñu former ñu si école publique yi. Yàlla may ñu am chance boobu ak ndimbalu waajur ba tey ñu am suñu sutura boobu mais xale yi tey amuñu chance boobu est-ce que en réalité c'est pas la faute aux politiques. waaw xam nga réew mi moom bu ñu doon def bilan secteur bu ne dinañ ci yàgg ndax jàpp naa ni ay politique yu bon moom moo effectivement indi conséquences yi damay fàttali rek ñun ba ñu génnee école ba ñu génnee am bac dañu 90% des Sénégalais yu amoon bac dañuy wóolu seen bopp gëm seen bopp te école yi ñu mësaan dem par exemple ñun colonie sénégalaise bu nekkoon Tunisie bokkoon nañ ci ñuy raw ci institut bu ne nga dem ba ñu demee Niger bokkante ñuy raw Sénégalais yi ci domaine bu ne nga dem France noonu la meloon donc suñu formation de base baaxoon na lu waral tey mu dellu ginnaaw kooku beneen analyse buy xóot la lu waroon suñu santé dellu ginnaaw mais même boo génnee ci anam yooyu ba ma ñëwee par exemple ASECNA génnee am sama diplôme dama dem ASECNA liggéey foofu dafa 22 ans da ngay jàng liggéey et même loolu dañuy wax ingénieur mais ingénieur ASECNA bi Senelec bi et cetera seen payoor méngoowul ak ni ko gars yi di foogee au départ certes amélioré na bu baax après mais au départ da ngay xam ni que yow yàlla jagleel na la nga am liggéey yàkkamtiwoo ca dans le temps ci diir ngay mun a tabax li nga war a tabax ca dund munoo ko def ci benn at wala ñaari at wala ñetti at loolu tamit ci formation bi la bokkoon doylu gëm ni que àddina dañ koy tabax ndànk-ndànk brique par brique
waaye doo xëy ci benn at rek wala ñaari at bëgg a nekk directeur général ñaari at rek tabax fi ay immeuble jënd fi ay auto régler sa lépp loolu mënut a nekk donc loolu ngay njëkk a jàng aussi mokkal sa métier ndax ASECNA bu ngeen xamee fukki ak ñetti état ñoo ko ngànkoon kii pays bi nag mooy siège bi nekk fii ci Sénégal mooy direction générale bi mais ci réew bu ne amoon na fa benn représentation mooy genre banqaasu ASECNA ci réew mi te dina doon dem ba employé fii ci Sénégal par exemple banqaas bi fi ne woon ba ma koy diriger man mujj naa ko diriger à partir de 2005 400 agents et quelques 450 agents. du woon donc fii ci Sénégal fii ci Sénégal mooy banqaasu ASECNA représentation bi bi ma mujj diriger 450 agents la. bi nga xam ne nag mooy siège bi amoon na ay près de 700 agents yoo xam ne kooku directeur général bi moo ko dirigé woon ba ma fa nekkee représentant ab malgache la waaye diggante gi am nañu ay jaar-jaar yu bëri ci biir carrière boobu au bout de 15 ans yi ma fa nekk bala may nekk représentant da ngay jàng sa métier jàng aussi humilité maanaam da nga am ay kilifa dañ la war a jàngal métier bi. da nga ay jot ay instruction war ko exécuter da nga war a am rigueur parce que aviation rigueur la laaj pour loolu maara day taal yi gis ay accident mun na ci judd te loolu dañ doon taxaw pour accident bañ a am accident de aviation jàng ci yu bëree bëri ay gestion de projet parce que ASECNA ci ay projet rek la dund projet plan amoon nañu ay plan quinquennaux yooyu donc da lay former surtout formé ñu ba nga xam ne am na ay temps kuréelu banqaasu aviation civile bi ñuy wax OACI mooy organisation de l' aviation civile internationale te nekk Montréal nga xam ne banqaas la ci Nations Unies soxla woon ay experts parce que dañu seetlu ni réew mu ne dañ ko bàyyil daal muy contrôler aviation bi nu ko neexee te avion day jógee France ñu fii est-ce que war nañu bàyyi Sénégal rek gérer naka la avion français yi wala kii ñëwee fii donc ñu ne nañu saytu ndax ñoom am nañu capacité ñu def sélection bu rigoureuse Afrique def naa ne ay juróom-ñett ñoo ci bokkoon ci ñuy def audit yooyu mais ñett ci Sénégal la ñu génnee ça veut dire que système de formation bu ñu doon wax ñetti sénégalais bokk nañ ci dooman mi donc système de formation bu ñu wax dafa baaxoon et ci ñett ñooñu ñun ñi ñett ñëpp def nañu ay audit Europe Asie Afrique fii te am na ñu doon wàññi après gis ni que kat ñoom def nañu erreur fii wala mata lu ñu fee waaye ñun ñi ba may nekk pratiquement ministre maa ngi doon di def samay audit ñeneen ñi jàpp naa ni ba tey ñu ngi ci parce que programme boobu jeexul te nga dem ci ay dëkk yu mag yu mel ni Singapour nga xam ne ñoom ñoo raw bokk nañ ci ñu raw ci aviation civile ci ñett ñu raw ci aviation civile dans le monde ci wàllu kattan ak formation ak doole nga dem foofu bokk ci ñi ko war a mun a auditer par parenthèse lu tax ma tudd loolu foofu parce que da ngay dem gis africain la xalaat ni yow da nga jóge ci réew moo xam ne aviation civile bi daanaka ñoom bu ñu xoolee internet saytu ci dañuy ne mais kii naka lañ ko war a mun a bàyyee mu naan day ñëw di auditer réew mel toll ni suñu réew te ñoom ñii seen aviation daanaka balbutiement la toll ba dañuy parce que ku ñuul nga rek dañ lay jéem a won au départ ab yabeel wala xeebeel ga nga xam ne ngeen demee ba ci kanam nag petit à petit dinañu xam ne africain lañu waaye du ci erreur wala ci arrangement rek la leen aviation civile internationale tànnee indi leen fii donc loolu aussi dama koy seede parce que foo dem ci monde bi ci suñu jaar-jaar yi ñu dem muy Boeing muy NASA muy feneen gis nañ fa ay sénégalais yu taxaw di fa liggéey nekk ak xarala donc problème bi actuellement du suñu capacité ñun en tant qu'africain wala sénégalais waxtuñu loolu ñoom Cheikh Anta ak ñooñu waxtuñu suñu capacité ñun en tant qu'africain di toll ci fi àddina bi yëpp toll wala raw leen mais ci suñu organisation ak système politique nan lañ ko war a doxalee ba dab ñeneen ñi wala ba bañ di dellu ginnaaw comme ni ñuy dellu ginnaaw ci jamono yi loolu mooy suñu problème mais ASECNA bi ñu ko jiitee dafa mel ni jamono yooyu la nguur gi fi nekkoon naroon ko naxasal xaw ma. yow day sa mën nga dellu ci circonstances yooyu. Et puis Mbaye j'ai envie de lui demander ASECNA en fait juñu na ko léegi nii Thierno Alassane Sall ginnaaw formation bitim réew nan la fa duggee et puis nga expliqué ñu ak ASECNA dëgg liggéeyam li ko tax a jóg. waaw xam nga ASECNA moom recrutement yi dañ lay
à l'époque boo amee sa diplôme dañuy recruter sur titre xool dossier yi yu gën a baax recruter la d'ailleurs ba ñu ma recruter ASECNA jour bu ma signé contrat le lendemain laa waroon defi des Sonatel aussi bon finalement ma nit da ngay nangu dogal ASECNA laa bokk ASECNA laa bokk. sa premier poste fan la woon ASECNA Sénégal. ASECNA Sénégal dañuy recruter d'abord duñu la recruter jamais ci direction genre rarement dañuy recruter ci agence pays bi nga bokk. après nag boo demee ba nga xam ne am nga yenn niveau yi parce que da ngay jàng métier bi ñu yóbbu la d'ailleurs bu ñu la recruter dañ lay yóbbu 6 mois benn réew. ma demoon 6 mois Niger def fa stage de première affectation lu peut-être militaires yi dox bizutage wala ñu jàngal le métier bi de A à Z di la monteloo ci ay camion incendie di la defloo ay erreur di la duggloo ci yoon domaine yëpp domaine ASECNA yëpp même administration nga jéem ko jàng parce que ëllëg mun nga bokk ci responsable yi faw nga xam jaar-jaaru ouvrier bi jaar-jaaru kii pompier bi jaar-jaar pour boo leen di defloo nga xam lu ñuy def lan lañ ciy daj ak naka la ñuy dundee ci anam yooyu donc la ñu commencé suñu liggéey ci ASECNA nekk fa effectivement muy kër goo xam ne dafay saytu jawwu Afrique bi xam nga léeg-léeg nga ne ANACIM ñu ne ANACIM nee na houle dangereuse ci côté mer bi gaal yi waruñu dem waaye ci jaww ji li fa nekk ci perturbation lu mel ni houle maanaam yëngu-yëngu ay ngelaw yoo xam ne mun na xar avion moo gën a graaw li fa nekk ci ay orage maanaam ay taw yu doy waar ay éclair wala avion yi mun nañu dem mbëkkante bu parce que dina am moment boo xam ne ay yenn ci jaww gi mun na am ay fukki wala ay téeméeri avion yu nekk bu nekk di avancé yii di wàcc yii di yéeg yii di croisé wu bu amul ñu toog di saytu loolu di leen woon yoon bu gën a gàtt bi bu gën a baax bu gën a sûr bu boobaa jëyee dina am te xam nga nit ñi dañu jàpp que pilote bi dafa xam yoonam bu gëmmee sax moom mun na dem point A à point B loolu amut pilote bi nga xam ne boo ko même personne bi boo ko tegee fii ne ko demal Dakar maa ngi dëkkee wetu tel endroit boo moytu mu réer laajte fukki yoon nga bàyyi ko ci jaww gi rek avion aéroport bu mu musul dem nga ne ko tey dama bëgg nga yóbbu ma Birmanie te dina fa dem lu tax mu dem fa parce que dafa am ay carte am ay kii am ay yoon am ay contrôleur yu koy guidé am ay radar yooyu yëpp matuwaay yooyu yëpp nekk ci kii moom la kër yu mel ni ASECNA di liggéey ñu jël nag boole fukk ak ñetti état ñu def benn say loolu pour tëj balkanisation xam nga bu dee avion day jóge fii rek dem Guinée-Bissau changer contrôleur changer organisme jóge Guinée-Bissau dugg Gambie day war doom bi si Guinée-Bissau saa yu ne day changer mun na am di ci accident bu gën a wóor mooy benn centre contrôler espace bu gën a yaatu bu maximum possible bon moo taxoon ñu def genre ASECNA organiser espace aérien bi en 5 régions yoo xam ne Dakar moo ci doon gérer benn ñi nga tudd léegi ñu mel ni Farba Senghor ñu xëy ñi vraiment ñun gisuñu suñu bopp ci ASECNA alors que këyit yëpp études yëpp situation yëpp wane ne que Sénégal bokk na ci réew yi gën a profité ci ASECNA parce que indépendamment bànqaas bi fi nekk bi nga xam ne moom moo doon gérer mooy bi ma jiite woon ci période boobu mooy gérer espace aérien bu Mali bu Mauritanie bu Gambie bu Guinée-Bissau ak bu Sénégal ak benn wet bu yaatu bu nekk fii océanique siège bi fii la ne woon mu am ay expatriés yoo xam ne dañu fi liggéey bu am solo di fi fay ay dépenses yu am solo di ci employé ay sénégalais mais ay activités yu bëri aussi fii lañ ko daan def donc budget bi lu ci gën a bëri fii lañ ko daan dépensé waaye ñoom li ñu gisoon mooy suufu këru ASECNA yu nekk Fann Résidence Point E ak aéroport bi ndax boobu. ci lañ bëggoon a teg loxo moo tax foire bi ak li taxoon ci aéroport stade Léopold Sédar Senghor gars yi def tontoon nañ ko ba mu jeex donc xam nga rek bukki ak jigéen ji ne woon foofu. courte que sa paper courte que ñu ne la ñu jubal ci aéroport bi bañ toogee ne ñu waxtaan ci waxtaan di leen wan ni que mënul nekk waxtaan sax amul woon parce que da ngay dégg rek ñu ngi waajal lii ñu ngi bëgg a def lii nga defal leen ay notes expliquer leen demander ay audience dañu xëy ne convoqué saa waay xëy convoqué muy Farba Senghor. mais étant ministre des transports aériens la ko defee. waaw jógul rek transport terrestre et aérien. ok. président de la république nekkoon bien sûr Ablaye Wade ñu xëy ne alors que suñu réew la
non seulement moo abrité woon siège mais képp ku bokk ASECNA parce que de 2004 à 2007 je pense il y a 2 ou 3 pays Guinée-Bissau Comores ak Guinée équatoriale bokk nañu ASECNA ñoo ñëpp bu ñu ratifié instrument yi jaarale ko ci assemblée wala fu ñu ko mën a ratifié dañuy ñëw jébbal ko Sénégal ndax Sénégal moom moo doon dépositaire de la convention de Dakar convention bu créé ASECNA ñu ngi ko tudde woon convention de Dakar alors donc ñun ñu amoon ci ay responsabilités yu rëy waroon nekk arbitre bu ñu gisee lu doxul ñun ñoo waroon jël initiative bu convoqué comité ministre yi liggéey ko saytu ba mu dox jubbanti ko waaye ñu xëy rek ne dañuy tas te tas googu non seulement dafa naroon yàqal Sénégal ci wàllum koom yàqal ñi fay liggéey mais yàqal ko ci wàllum notoriété maanaam nuñ ko xamee ak réputation ci Afrique ak monde bi parce que bu ñu la wóoloo dénk la siège bi dénk la instrument de ratification am ay étrangers yu ñëw seen i kër nekk fi seen i doom di fi jàng seen i lépp teg nga ne xëy un beau jour rek ne loolu lépp dama koy dindi ñoom ñëpp ñu tasaaroo ku nekk xam foo jëm dafa xaw a doy waar rien que pour ça war nañu woon xalaat lu mel noonu ba ñu toggee waxtaan ministre bi xëy un beau jour woote réunion je pense que c'était le 13 ou 14 novembre 2007 mu ne ak syndicat yeeg ñun ñëpp mu ne leen que ASECNA dañ koy décider tas syndicalistes yi yuuxu mu jaaxal leen lool coow li ñu kur ci salle bi ak mu jéem a calmer mënul gars yi ne ko suspension de séance génn salle bi mel ni cimetière parce que même ñi àndoon ak moom ñu ko gën a jege xamoon nañu lu muy def jéye la waaye kenn sañu ko wax syndicaliste yi dellu si laaj ko mais yow li nga def nii est-ce que ñii experts yi toog fii ànd ak yéen maanaam ñun ñii man représentant de l'ASECNA le directeur général de l'aviation civile directeur général des aéroports météo directeur général AIBD mu ngi fa woon ak ñeneen est-ce que ñii ils sont d'accord est-ce que mën nañ leen laaj ñoom seen xalaat directeur de cabinet bi ne ko déedéet moom mu ne si mën nañ leen jox kooku insisté ne bu ñu jox parce que xam na ni ñenn ci ñun mën nañ ne non mais moom dafa yaakaaroon ni kenn ci ñun sañul moom Farba dafa yaakaaroon ni kenn ci ñun du sañ a wax xalaatam après syndicaliste yi jóg ne ñii ay traître lañu foofu nag laa nga gis sa bopp gars yi xam naa leen ñoom ñëpp parce que man maa doon seeni syndicalistes yëpp les secteurs généraux yëpp si représentation bi lañ bokkoon parce que représentation moo mënoon taxaw aéroport taxaw keneen ku fa grève tamit amul problème aéroport dina fonctionner mais représentation bu ñu grèveulee aéroport dina dox bu ñu grévé aéroport taxaw donc syndicalistes yëpp ci man la ñu ma wax leen ni yéen xamante nañu ñoo daan bokk ay syndicat ak ay amical ak yëpp leen taxaw leen ma wax benn affaire parce que bu ñu génnoon dem wax leneen sama der day yàqu ba abadan parce que alors que man bokk ma ci ma ne ko kii nii di wax ñoom lu mu wax maa ak yéen ñoo ko yëgandoo te ay note lañ ko jox ne ko lu muy def defawut ndax dëppoowul ak intérêt Sénégal waaye nag ñun ñoo ko yëgandoo ñoo ci bokk yam aussi gaa yi dem ñu toog ñëpp toog seetaan ko mooy ma vous avez fini ma ne ko déet parewuma foofu nag laa ko wax li ma xalaat yëpp que Sénégal dina ci perte bu dul jeex te di nga gis ni que Mali dina rocceeku jël espace aérien moomaat ko parce que loolu la doon xaar puisque ñu bëri ci foofu dañ doon ne pourquoi suñu centre de contrôle Dakar moo ko yor suñu avion présidentiel bu jógee di dem Bamako di dem Gao wala Kaay il faut en un moment donné centre de Dakar jël ko en charge avion mauritanien yi pareil seen président bu njëkkoon surtout ki fa yàggoon ba ñu coup d'état ko ki fi fekkoon avant moom dafa bësoon bëgg récupérer affaire espace aérien mauritanien 1 million de kilomètres carrés te bu ñu dem bu affaire bi continué woon ba jeex suñu avion président bu décollé fii Saint-Louis bu décollé fii bala mu yegg Saint-Louis mauritanien yi ñoo koy jël en charge alors que c'est l'inverse moo amoon wan ko yooyu wan ko conséquences économiques yeeg yooyu yëpp même mu të nga defal ko démonstration scientifique bu leer nañ. waaw ma ne ko nag gis nga gars yi dem nii boobu nag. boobu Sénégal si dem nañu. ma ne ko gis nga sax erreur bu gën a grave bi nga def mooy gars yi dem nii bu ñuy dem di tëj aéroport bi bon ñu toog ñu jógee salle de réunion dem bureau
jour boobu je me rappelle bien mu joxe interview quotidien ñaari mbir la fa ne woon way di bàkku ni gi génn nañu ASECNA récupéré nañu suñu souveraineté ñaareel mbir bi attaqué Macky Sall bi nga xam ne temps yooyu mu ngi woon président assemblée nationale waaye mu ngi commencé woon am problème ak ñoom je me rappelle très bien ñu toog ba pare mu ne gars yi ne ko mais kii directeur de cabinet bien sûr am na mu ko dee mu ne waaw léegi lan nga ñuy def ba gars yi duñu bu ñuy grève ñu minimiser conséquences yooyu bu fekkee ni grève dina am fekk gars yi am ci responsable aéroport yi am na ku ko gëm la woon grève gi ñuy sóob rek grève du am bon bref comme waxtaan baa ngi dem ba ñu fa jógee bala ñuy yegg suñu kër fekk gars yi tëj nañu aéroport bi mu daal di may woo. waaw mais yow mbaa doo ci am problème parce que yow. annoncé woon nga lu mel noonu. bon boobu maa ngi tànk rek di wax di ko won ni que li ngay def nii xamoo lan la kii. lan la mën a jur. lan la mën a jur. bon bala ma yegg sama kër ñu tëj aéroport bi mu woo ma ne ma dans 30 minutes bu aéroport tijjeekuwul naa la tëj. moom monsieur le ministre Farba Senghor joxe dans 30 minutes bu aéroport bi bu ñu tijjiwul aéroport bi daañu la tëj yow Thierno Sarr. xam nga nit bu ko waxee loolu man bu doon man maa tëj aéroport bi sax du ma ko tëjji ba abadan mais parce que même bu ñu ko tëjee dinañ ma tëj bu boobaa dañuy ne effectivement man maa ko tëjoon maa ko tëjjilu ma yegg sama kër sangu dem aéroport dajeeg moom foofu xamul ni man en tant que représentant ASECNA man normalement foofu mu dugg territoire extraterritorial amuloon droit moom dugg foofu sans notre autorisation mu ngi woon ci wetu tour de contrôle bi am benn colonel bu fa newoon ndeysaan ku am taxawaay gëm dara mooy colonel Alioune Diène nekk général après ak benn commissaire police spéciale Alioune Rémy moom ndeysaan na ko yàlla yërëm mais Alioune Diène moom dem na retraite en tant que gendarme de la gendarmerie mu leen mais wax naa leen ngeen arrêté waaye si mu fi nekk di taxawaalu après rek vous vous attaquez à l'État mu ne ko qu'est-ce que vous connaissez de l'État et puis là vous êtes là c'est vous qui devez dégager d'ici après le colonel bi xëcc ma quoi ne ma Thierno demal ma dem bon ci situation yooyu ngay jàngee ni que benn ndekete réew duñ ko dénk n'importe qui parce que arrêté leen diw procureur constaté gul man ban crime laa def ban délit laa def amul benn preuve ba tey jii nii bu leen mën a wax ni man duggoon naa ci fermer aéroport te bu contrôleur yi defee bu personnel ASECNA defee seen grève li ci sama yoon man amul benn preuve mais un ministre de la République comme ça di joxe ay instruction nañu téye kii nañu bàyyi kii nañu tëj kii dans quel pays on est. parce que dan la woolu après. mais parce que comme président de la République dafa ne woon bitim réew. Ablaye Wade gars yi maslaa ak ñoom am ay ñu ma woo sax ci force de sécurité yeeg renseignement yi ne ma non gérer ak sa gars yi président mu ngi ci bitim réew il faut pas que le président son espace aérien lui soit fermé au retour ma toog seetaan rek contrôleur yi ak gars yi syndicat yi y avait plusieurs syndicats ubbi ay aéroport bi ni président buy ñëw dinañ ko ubbi mais bu ñëwaatee ñu tëj bu fekkee ne revenir woon ci seen décision yi ñu xaw a revenir seen décision mercredi la woon jeudi président ñibbisi vendredi ñu envoyé ay gendarme nañ ma jël si boobu nag la aéroport bi yëpp ak lépp luy liggéey ASECNA ci dëkk bi ci Dakar yëpp même les autres ñu taxaw ba ay 19h 20h 21h parce que ñoom lu ñu jàppoon ni mooy bu ñu la yóbboo police vendredi mais fa ngay nekk ba lundi en même temps foofu nga gis solidarité wu sénégalais yi bu ñu waxee sénégalais yi non gëmuñu dara ñoom gars yi dañu non seulement dañu taxaw mais boobu am na une délégation yi demoon Ndiassane Tivaouane Touba ba tey maa ngi denc ak suuf tuuti buñ ma mayoon ne ma sëñ Saliou moo ci tufli am dencal dara du la laal sëñ Mansour Sy am yu mu joxee jour boobu ba ko gars yi di sotti ci pelouse bi noonu maa ngi taxaw sama bureau ci mooy jour bañ ma bëggee jàpp loolu moo tax ma daje ci yooyu ma yem ci yooyu sax parce que ñu ko doon def guddi alors ma jàpp ci ni quelques jours après ASECNA ni bon comme nii la demee yow il faut ñu yóbbu la Comore nga xaw a làqatu ci foofu parce que gars yi nee nañ la fi jëlee bëggatuñu liggéey ak yow te
représentant ASECNA dafa mel ni ab ambassadeur ci réew. bu dee réew mi bëggatul nga liggéey foofu mënoo fa des. te yow en tant que sénégalais sa gouvernement bi. bëggatuñu ma nekk foofu ñu ne ma bon. c'est parce que Thierno Alassane Sall day déranger quoi. demal Comore ma dem Comore mais ci laa jël décision nii bu fekkee ni réew ay doomu réew dañu jàpp ni que fu ñu féete rek doy na leen ñu nekk ci journaliste dañu def journalisme rek di wax dëgg geeg wala di informer ñu nekk sol ci école bi di jàngale bàyyi politiciens yi di politique ku nekk fa politique ñun di suñuy mbir ba moytul xëy bés dina am politiciens yi bëri ba daanu sa kaw sankaale la te doo ci mun dara. kon daal poñ boobu moo la bu max ci. moo bu max ci politique ma ne décider ni que tant que y aura des gens comme ça yuy décider comme nu leen neexee parce que ASECNA après am na perturbation 2 ans mais mu jiwul tas parce que xam nañu mënul nekk xam nañu warul nekk lu xel xalaat monde entier dañu reconnaître que ASECNA amal na Afrique solo waaw donc yi nga xëy bu ko tas ñaareel mbir bu ma ci jàng mooy boobu pour def benn raccourci rek par rapport ak ba mu nekkee ministère transport parce que ba ma fay jógee jour ba may wax ak Farba Senghor yooyu noonu amoon na ñu fa newoon ay directeurs généraux ay experts yoo xam ne li ma xam xam nañ ko li may wax ni ñoo ko doon waxandoo ay bala alternance su 2000 beeg après alternance su 2000 bala Farba di ñëw dañ ko daan wax partout dans le monde que ASECNA c'est un modèle d'intégration et que dafa am njëriñ pour réew mi ñooñu toog di naan waay si li nga wax mun na nekk di ko bindal ay notes di ko bindal ay kii pour conférence de presse ñun ñu taxaw xeex ñoom ñu jàpp ni suñu àddina tas na ñu jàpp ñu pendant 5 ans de 2007 loolu la am 2008 ba 2012 ñu mel ni ay paria mais yàlla def 2012 ba may def passation de service ak ministère transport ñooñu 80% d'entre eux ñu ngi fa woon taxaw ba ma duggee ñu jóg taxaw kan moo am dëgg ki nga xam ne dafa féete woon wéet ak yi dëgg ànd ak yàlla nekk ci dëgg lu mu metti parce que dama leen fa fekkaat ñoom ñu jóg monsieur le ministre bu ma nangu woon mel d'accord ci ñoom atte bu ma histoire de atte mooy atte bu mu leen atte jaarale ci poubelle rek dem. mais sa kilifa yi bi la jëlee également di la yóbbu Comore tegoo si benn coow. beneen mbir bi may nar a wax mooy ba may passation de service di génn di dem Comore jigéenu ASECNA yu bëri li may wax rajo laa koy waxee te am na ay traces ci journaliste je me rappelle ba am pop defoon na ci article fa laa xamante ak Bachir Fofana le journaliste là dañu laal seen i sér dënk ne il faut nga dëgg ci pour dem si si oto man leen non man du ma bi nga defee bay génn di bay génn dañ ma lalal ay tapis ak sër ma ne leen man non du ma dëgg ci sër bu jigéen nekk araam ñu téye def ne force fi ngay jaar parce que loolu honneur la buñ la bëggoon defar parce que am na ñu bëri ñoo xam ne daw nañu di wax Farba li nga wax gongo wala gars yi sañuñu grève duñu grève kenn du fi yëngatu dinañ gérer lépp man ma mënoon ànd ak ñooñu pour sàmm sama poste ma ànd ak li ma foog ne moom mooy dëgg donc loolu ñaari image yooyu du ma ko fàtte ba ilaa yow mi din ba ma demee Comore aussi yàlla def na bu waxtaan bi bu ci xajoon wax leen am nañ fa ay jaar-jaar yoo xam ne gouvernement Comore ci boppam defal nañu ay lettres de félicitation ci taxawaay bi ñu fa am par exemple benn jour seen port dafa demoon di tàkk seen benn gaal gu fa newoon di war a transporter carburant bu ñuy dem ci invasion boobu yaa ngi fàttaliku affaire colonel Bakar moomu ne woon en juin mais day def séparatisme ay soldats yu bëri demoon foofu ay Union africaine gaal googu dafa jàpp naa dañ ko bëggoon saboter mu commencé tàkk pompiers yu ASECNA yi ñëw te man maa parce que dama koy résumer rek mais ñoom ci seen bopp dañu amoon problème pour jokko pompiers yi man maa fexe ba jot pompiers yi indi leen nekk ak ñoom foofu ba 7 heures du matin ba affaire bi fay. te quelques jours avant mu fay ñëw seen camion pompiers yi dafa amoon jafe-jafe ma fexe ak ASECNA siège ñu envoyé expert ñu réglé parce que dama ñëw rek gis ne que yi jafe-jafe la te man mënu ma liggéey ci conditions yi bu amee jéeya avion daanu fii man mooy am responsabilité ma fexe ba équipe ñëw en toute urgence réglé loolu. mu yem ak lii. donc malgré pexe yooyu yëpp Thierno Alassane Sall quitté na Sénégal pour Comore avec le sentiment de
du devoir accompli nga dem def sa liggéey mais terewul bàyyiwu foon benn regret ne sama Sénégal gii ñu ma soreel tey jii la ma waroon xeex foofu ak distance bi est-ce que dinaa ko mën a xeex wala ñu mel ne man ñu war a mën a porter le combat. oui non boobu sax day ba ma fa demee quelque temps après assises nationales yi commencé. ba ma ñëwee d'ailleurs lëkkaloo ak dem naa visiter assises yi teew ci yenn séance yi bien que bokkuma woon ci bureau bokkuma woon à titre personnel la fa doon ensuite continuer di lëkkaloog Macky Sall ak ñenn ñi parce que jàppoon naa ne bu ma ñëwaatee faw am fu ma jàpp politiquement. pour mun a xeex ñi nga xam ne jàpp naa ne ñu ngi yàq suñu réew. Thierno Alassane Sall ñu ngi wax 30 secondes moo ñu desee xam naa ne junj bi neex na am na solo mais auditeurs yi ak ñi ñu suivre sur Thiès 24 dañuy suivre la semaine prochaine incha allah pour la deuxième partie lan ngay tàggoog ñi nga xam ne ñoo la doon suivre le temps est passé très très vite. waaw je pense que li may tàggoo mooy li ma fi wax yëpp bu dee am na lu ci dëngam maa ngi ciy jégalu waaye. li ma wax ay réalité yoo xam ne ku dem internet wala ku laaj ay acteurs yi nga xam ne ñu ngi dund ba tey dinañ ci wax lu gën a bëri mun leen ko seedeel baax na nag boo yëngu ci politique nit ñi gën a xam say jaar-jaar xam lan moo lal ak lan moo tax nga am yenn position yi. Mbaye Samb le mot de la fin. xanaa di wax rek ni am na nag ay laaj yu fi tàbbi. ay laaj yu ñu ay auditeurs indi temps bi moo xaw a xat. mais bii di ñëw dinañ ci dellusi comme ça Thierno indi ci ay tontu. mbokk yi ñu amoon mbégte doon dalal Thierno Alassane Sall le président du mouvement République des valeurs xam naa ne junjaguñ ko tey dañ doon laal rek jaar-jaaram parce que liñ ci wax également am na solo ñu xam kan mooy Thierno Alassane Sall jaar-jaaram gis ngeen ko am na lu bari lu mu ci xamal donte lépp sax wax ñu ko ñu amoon mbégte doon leen présenter seen premier numéro spécial Thierno Alassane Sall ñu àndoon seeg suñu mag Mbaye Samb administrateur bu Thiès 24 représente également le quotidien L'As Babacar Ndaw amoon mbégte doon leen dégtal seen premier numéro spécial Thierno Alassane Sall place de France FM seen rajo di jaajëfal Pape Gueye si wàllu xarala gi mais également notre caméraman Matar Diarra monsieur le ministre encore une fois merci jërëjëf et à dimanche prochain. À dimanche prochain incha allah. Merci à vous.